tey moom nekku fi duma sax tudd turam dafa nekk di préparer lu rëy ci épisode bi di ñëw di ngeen ko gis bu soobee yàlla ñoo ngi ci dernier épisode avant élimination élimination laay kon ainsi yaram yi tàng na jër les équipes Voix des jeunes Soyons Solutions dañuy dem sur le terrain tey pour mobilisation communautaire ak tester solution yi est-ce que dina dox ñu xool loolu gaaw waa Thione Seck foo leen ne tey nag def leen li ngeen war a def prouver leen. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew nii parce que yomb ku nekk bàyyi ay occupation ñu toog fii di leen jaajëfal bu baax a baax léegi ñun ñu ngi tudd équipe Thione Seck ñun ñoo représenté Pikine fii léegi suñu membre équipe yaa ngi nii Fatou Diop Modou Ma ak Soli El Hadj Mamadou Kébé man maay Ajana Badji man maay suñu capitaine bi léegi tey jii dañoo ñëw fii pour présenter suñu solution jéem leen a xamal ñun ci lan lañu bëgg a yëngu suñu solution bi nag du lenn lu dul ñu jéem a trouver solution maanaam barax bi nga xam ne bëri na fii nii ci Malika boo xoolee fii Malika ak zone des Niayes fépp foo tourné da nga fiy gis barax bi. donc di indi tuuti appui ci li sunu capitaine sunu collègue Arjana Bat ci wax léegi par rapport ak sunu solution bi ñu am fii ci département Pikine fii ci zone des Niayes parce que comme ni mu ko waxee dañ nekk ci zone boo xamante ni ñëpp gis nañ ni barax bi foo tourné gis ko muy ci kër yu taay mooy ci sunu lag yi muy fenn ak fenn foo tourné yaa ngi gis barax bi un peu partout ñu am beneen problème boobu nen tamit ñun ñëpp yaakaar naa ku nekk yaa ngi koy jooytu si ruq wala yaa ngi koy jooytu ci biti muy la déforestation bi nga xamante ni par exemple déboisement bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci sunu littoral bi. donc comme ni ma ko waxee ñu gis ni par exemple tey déboisement boobu mu ngi am ndax nit ñi dañuy soxla këriñ parce que Arjana wax na ko léegi ci biir waxam remarqué nañ ni 90% ménages yi souvent dañuy faral di utiliser charbon de bois boobu ñenn ñi pour togg ñenn ñi bu seddee ci la ñuy boyal ainsi de suite. tey jii nii ñun ñu proposer par exemple la transformation du TIFA mooy këriñu barax bi ñu bëgg a jël këriñu barax boobu tey remplacer ko ak charbon de bois bi non seulement dafa am aspect yu bëri yu muy laal tey boo demee ci côté santé comme ni mu ko waxee xëy na saxaar bi dégagé fële bëri na bëri te nii mën na indi ay problème respiratoire te gis nañ ni am na ñu bëri ñu muy lor buñ ko xamee buñ ko xamul saxaar soo du jógee ci charbon de bois moo koy teg ñu tey boo indee bële au moins dina ko wàññi bu baax a baax beneen benn aspect bi ci nekk mooy espace bi nga xamante ni zone yi nga xamante ni moom la TIFA bi occupé ku ci mel ni tey lag wuy bu Malika bi nekk je pense que ñëpp xam nañ ni liñ daan jaay caare yëpp ci ay ndugg ci ay légumes lu ci ëpp Malika loo doon jóge tey tool yooyu noonu anañu dem nañ parce que lan moo ko occupé TIFA moo ko occupé lan TIFA bi occupé ko mooy ndox bi fi ñëw occupé nangu toolu jàmbur yooyu noonu TIFA bi sax fa ñu gis ni tey war nañ koo mën a utiliser de telle sorte que nit ñi dañ mën a utiliser waat seen tool yooyu mais TIFA bi dañ ko dindi rek maanaam mu nax saay benn yoon nañ ko mën a jëfandikoo def ci leneen. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Baye Sidi Akin Diop maa ngi félicité déjà waa Social Change Factory ci initiative bi waaye tamit di nuyu kilifa yi ñu fi fekk comme doomu xalif bi fi nekk nii di ko ñaanal bi yàgg fi la te ànd ak di nuyu tamit sama mbokk jeunes yi fi nekk man nag. supposons par exemple seen projet bi ngeen présenté ko ñoo xamante ni ànd nañ pour liggéey ci ak yéen ànd nañ pour financer leen ànd nañ pour jox leen moyens yu mat comme transformation bi waaye tamit commercialisation soo leen xoolee rapport ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie seen rapport 2015 bi dañ ne Sénégal li ñuy utiliser ci charbon de bois mën na 350 000 tonnes par an. supposons par exemple seen biocharbon bi mooy TIFA bi ñu nangu ko exploiter ñu nangu ko commercialiser dans tout le Sénégal est-ce que par exemple est-ce que di ngeen am capacité boobu nii. waaw léegi damay njëkk tontu ci question bi mooy njëkk posé mooy maanaam quantité bu ñu war a defar ci TIFA bi ndax dinañ mën a defar quantité bi ñu demandé noonu c'est possible parce que ñun pour le moment xam nga amaguñu les moyens pour mën a produire quantité bi nga wax nii parce que instant TIFA test lañ nekk. mais mën nañ dem ba ci biir maanaam bu ñu amee maanaam financement bu doy bi nga xam ne mën nañ ñëw financer ñu jënd machine yi mën nañ kii produit quantité bi nga wax noonu parce que TIFA bi pour mu doon li nga xam ne dañ koy industrialiser machines yi la ñu soxla te machines yooyu noonu li koy defar maanaam xaalis la maanaam ça demande des moyens te moyens yooyu noonu ay millions moo koy financer tey jii bu ñu demoon ba am financement bu am machine ñu soxla mën nañ koo defar quantité boobu. J'étais vraiment très stressé. Parce que déjà nga ñëw ci benn communauté war a présenter benn solution boo xam ne
gars yi peut-être xamuñu woon ko peut-être xamuñu woon avantage yi nga xam ne loolu la ressource bi di leen doon jox donc vraiment j'étais vraiment stressé mais alhamdulilah affaire yi ça s'est très bien passé. Alors dañuy jàll ci li nga xam ne moo di phase pratique suñu solution alors comme ni ngeen gisee d'abord dañu dem li nga xam ne moo di découpage tifa bi après bi ñu defee découpage tifa bi on est passé au séchage parce que mënuñu ko carboniser sans que ñu sécher ko après li nga xam ne moo di séchage bi on est passé par la carbonisation bi ñu carboniser ba pare dañu broyer li nga xam ne moo di produit bi ñu am après carbonisation bi ñu paree aussi ñu def li nga xam ne moo di tamisage bi maanaam pour am produit bi après ci leen jàll nag ci mélange bi doo ngeen ko gisee ci biir mélange bi on a utilisé des produits chimiques pour suñu cas dañoo utiliser li nga xam ne moo di daakaande à la place de daakaande mën nañ utiliser li nga xam ne moo di argile alors ci loolu duñ paree ba mu xaw a tooy tuuti ñu def ci ndox donc dañuy passer directement ci li nga xam ne moo di briquetage bi après briquetage bi nag lañuy daal di teg ko ci naaj bi muy mën a wow pour mën a am li nga xam ne moo di suñu produit fini muy charbon de Tifa. Je vous présente le charbon de Tifa. ko sonal ma fu ma dem nga topp ma. parce que ñoo bokk équipe yow tamit Thione Seck la de waaw Thione Seck la. waaw léegi waxal sax waxal. dinaa wax avec plaisir. waxal. waaw test bi tey moom macha allah kontaan naa trop du ma ne kontaan naa sax mais ñun ñëpp kontaan nañ parce que réussir nañ ko déjà li ñu bëggoon ci jeunes yi gis nañ ko fii engagement bi ñu am ba ñëw fii nii am na sax ku jóge ba Bambey ñëw ba fii pour participer ci affaire bi kon xam nga ni loolu moom maanaam réussir la ci ñun. tey jii monsieur le maire sax tey daf fee tombé par hasard ñëw wàcc fii tombé ñuy def suñu test bi loolu noonu yëpp ñu gis ko di ko rafetlu. am na suñu yenn parents yi fi nekk ñëw assister affaire bi xool ko ne ñu carrément affaire bi jaar na yoon ñu ngi ñuy encourager bu baax am na sax ay écoliers yi nga xam ne romb nañ fii di seetaat yeneen jeunes yi xam nga ni loolu moom amal na leen solo. amal na leen importance. équipe bu Amadou Hott ngi nii tey du yomb de. Pour faire du micro-jardinage, tu as besoin des tables, des palettes, une table de forme rectangulaire, des toiles, un marteau et des punaises. Là, nous sommes à la première phase pour la préparation de la table. On a besoin d'une toile et on va utiliser les punaises pour pouvoir mettre bien la toile et faire très attention parce que la toile elle est très sensible. Essayer pour ne pas faire gaspiller la toile et essayer de rendre ça joli pour qu'il y ait de l'esthétique. Ça va, je pense que je vais comprendre le processus de table qui est monté avec système de rinçage, bac de riz et coque d'arachide. Maanaam damay ñëw ci njëriñ yi nga xam ne tey micro-jardinage mën na ko permettre sa biir kër tey yii ngay gis nii yëpp xeetu produit yoo xam ne parmi tant d'autres yoo xam mën nga ko mën a utiliser sa kër bii gis nga ni kaane ga bii mérис ga plante médicinale en même temps day jëm aussi ci reer yi ngeen faral toggal seen borom kër yi ginaar rek frite ak yi ci aju bii soble ga bii aussi bisaab ga maanaam njëriñ bi nekk ci fexe ba développer micro-jardinage sa kër bi ci njëkk lépp yoo xam ne da nga ko doon jënd ci marché bi mu ay dépenses yoo xam ne inutile yaa ngi ko doon def ci biti amaana dina mën a sakkanal sa poche di nga ko mën a produire sa biir kër te li ci gën a nekk avantage mooy production bi yow yaa koy defal sa bopp boobaa di nga sàmmonteeg lépp loo xam ne dafa war ci sa wér-gu-yaram de ce fait production bi production bio la parce que li ngay utiliser ba ci garab gi ba ci ndox mi ngay utiliser yëpp amul benn produit chimique de ce fait aussi di nga dund bu normal di nga gagner en dépense ci sa poche aussi di nga mën a am vie boo xam ne wax dëgg yàlla doo ci am benn jafe-jafe lu jëm ci mbirum alimentation te beneen bi aussi gis nga maanaam rapport yi jot a génn ci yeneen organisme bi di ko wax que fii ak ay 2035 population mondiale bi dañuy tripler de ce fait
pour ñu am sax ñu dundee dina doon jafe-jafe ci ñoom kenn ku ci nekk su amee idée bi fexe ba mettre ci kaw terrasse am wala soit couloir fépp fu ñu mën a aju système yi maanaam yow dina mën a permettre yenn yi diñ ci mën a mucc deuxièmement bi aussi ñu ci bëri ñu ngi ciy yëngu parce que tey gis nga jeune ak ay ndaw yu bëri yoo xam ne amuñu xëy ñoo ngi toog seen bunt kër yi di ataaya amaane di waxtaan de gauche à droite mais yii nii soo ko defee am na ci ay ñu bëri ñoo xam ne ay hypertendu yooyu dañoo feebar maanaam soit ay diabétique lañ ak ñeneen te produits yi rek nañu wër ak yenn hôtel yi de ce fait une fois que yow nga installé ko ba commencé am collaboration ak ñoom yow diñ ci mën a liggéey bu baax a baax di ci gagné sa dund de ce fait daal avantage yu bëri na moo tax ñoo leen di ñaax yéen ak keneen koo gis ku mel ni yow ñu fexe ba yii ni ñu mën ko installer seen kër waxuma sax usage commercial bi wante bien fait may apporter rek sa biir kër maanaam jar na ko. muy Sénégal dañuy gis ni que projet bu judd da ngay deewaat soit mort na ngay ne ba prématuré doo am évolution ñun yooyu jot nañ cee xalaat na bu baax loo tax sax bëgg ñu précipité di jël autant de personnes possible pour am benn image jaru ko parce que je pense que da ngay def lu concret fexe ba invité ndaw mi wan ko ni wii mun na ne de ce fait soo ko inséré ci biir projet bi da nga koy former formation bi aussi day am accompagnement bi déjà am nañ ay champs pilotes yoo xam ne installé nañ ko fi Kër Massar de ce fait ndaw bi soo ko tàggatee duñ ko mën a dugal ci biir fi ngay nekk yow structure bi nga nekk mu ci liggéey mais ñu ngi xool aussi ci beneen domaine ni ñuy fexe uti ay partenaires ci amaana ci domaine bi ñuy yënguñu nga xam ne une fois que nga formé ndaw bi di nga ko proposé entreprise boobu entreprise bi mën ko jël ngir moom mu mën fa eggal yi nga xam ne moom nga jàng ci biir formation bi yooyu ñoo ngi ciy xalaat bu baax a baax di ci liggéey parce que bëgguñu aussi suñu projet bi nekk benn projet boo xam ne uniquement projet bu jaar télé la bu nekk projet boo xam ne day judd tey dee suba mais fi ngay dégg nit ñi ci pays yu mag yi bëgg nañ suñu projet ñu dégg ko ba amaana ndaw yi doon dem ci géej yi doon dem ci désert bi gis seen bopp ci li ñuy def je pense que daal de façon très ramassée yooyu ñoo ngi ciy xalaat te ensemble aussi gëm naa ni man ak sa xalaat ak xalaatu keneen yooyu dañ ko mën a mettre en place incha allah rabbi ñoo ngeen di jaajëfal bu baax nag projet bee ngi noonu ubbi nañ leen bunt yi ubbi nañ leen fenêtre comme ni ñu koy waxee leen souhaité tamit la bienvenue yaatu na yéen ñëpp xañ ngeen ci biir que muy critique que muy question ak ngoo gis ni suñ ko ci yokkee rek maanaam dina ko jëmale kanam ñoo ngeen ciy xaar bu baax a baax ak jërëjëf. macha allah présentation bi rafet na trop ñoo ngi leen di nag kii si suñu xalaat la ñuy laaj nii parce que barki démb cas bu mel ni dañ doon def parce que monsieur bi tamit dañuy jox ku nekk ak sa objectif ñii ñoo ngi naan jeunes yi dem ci gaal bi ñii ñoo ngi naan maire yi sonn di jaay ay caafa yii nii am na maire yu jóg nag ay 5 heures du matin pour di dem di dawal seen njaboot te nag xale na bés boo demee ba am 18 ans am na loo xam ne yaa ko war a bañal sa bopp pour aider say famille parce que tamit war ngaa joom ne am naa 18 ans magam jëmm laa man maa war a jóg jàppale maire bi ak paa bi waru ñoo jóg di dem di daan doole man ma tëdd di nelaw loolu dañ ko war a xeex parce que lii tamit rafet na trop macha allah pour réew mi jëm kanam Sénégal émergent lañ wax parce que tamit président bi tamit mënu defar yëpp foog ñun jeunes yi tamit ñu am tamit lu ñu jàpp tuuti parce que tamit bu ñu jàppulee rek réew mi du mës a dem. projet bi c'est très important parce que dina bëri ndaw yu s'inscrire en plus dinañ leen topp ci information boo leen jox et puis kii daal bëri na daal moo leen di pousser pour ñuy def l'immigration ba pare di dugg ci bateau yi genre di dugg ci kenn xamul looloo tax daal mais seen projet bi c'est très important. waa ana waa équipe bu Massamba Gueye. maa ngi tudd Delphine Mendy dëkk Baylay Wakhinane Nimzatt nekk diplômée en licence espagnole à l'université Cheikh Anta Diop. maa ngi tudd José Diatta dëkk Guédiawaye Wakhinane Nimzatt bokk mouvement CV di jàngee lycée Seydina Limamou Laye classe seconde. maa ngi tudd Félix Dacosta dëkk Guédiawaye Wakhinane Nimzatt bokk aussi mouvement CVAV comme ni ngeen ko gisee. voilà suñu rôle mooy dañuy dem ci école yi nga xam ne ci département bi la nekk dem foofu jéem a wax ak directeur école bi jéem a recenser xale yi nga xam ni amuñu kayit comme ça buñ defee loolu après dinañ dugg aussi ci koñ yi dem gis bàjjenu gox yi et tout jéem a recenser xale yooyu noonu nga xam ne amuñu kayit mun a wax ak seen parents. bu ñuy recenser xale yi dañuy dem ci école avant toute chose jël suñuy portable pour jéem a recenser leen à travers directeur bi ci li muy wax après ñu dem këru xale bi gisanteeg parents yi pour mën leen waxtaan ak ñoom pour mën leen convaincre aussi après buñ paree ñëw def bilan bi dellu ñëwaat ci équipe Massamba bi ñu proposé suñu kiiwee jëlee lépp ba pare dañuy ñëw jëluñu
kii recensé yëpp ñëw jox ko waa plateforme bi. Bon fii dañoo gis ne ñu bëri dañuy jàng ba dem kii examen du ñu am këyit léegi loolu da leen di pénaliser waaw léegi nag këyit bi da siy baax torop waaw pour ñu mën leen a dimbali. parce que tey nit boo juddoo war ngaa am këyit avant toute chose parce que këyit bi tamit mooy wane ni carte d'identité nit ki bu wane ni kii am na këyit bokk na ci gox gi wala bokk citoyen la ci dëkk bi parce que xale amul lu dul këyitam ak ay waajuram te nit bu amul këyit mënoo def lépp li nga bëgg sa àdduna. voilà man dama gisoon benn genre cas boobu noonu quand j'étais en classe de terminale sama benn xarit boo xam ne dafa inscrire ba pare ba mu inscrire au final bañ dawee 2 mois ba mois janvier moom mu doog a yëg ni moom këyitam yi dafa am problème au final moom continué wul année bi dafa mujjee xaar ba année bu si topp année boobu nga xam ne jàngul moom la nekk di defar ay këyitam ba après ba mu mujjee réglé wu. waa Tëngéej dugg si leen. tey nag dañoo ñëw vraiment pour waxtaan seeg yéen ci projet boo xamante ni ay doomu Tëngéej ñoom ñoo ko xalaat projet bi nag nan la tudd wala lan lay xeet insuffisance yi am ci gestion eaux usées maanaam taataa ndox yi jafe-jafe yi mu am loolu la projet bi di xeet waaye sama njëlbeenu kàddu dama leen di sant ndax bi ñu commencé dugg ci koñ bi ba léegi lépp da ngeen ñu ko yombal surtout nag suñu papi yi délégué de quartier naaj bi tàng na naaj bi métti na journée bi xat na waaye bàyyi ngeen seen yitte yëpp ànd ceeg suñu yaay yi ak ndaw yi ak ñëpp ñoo bokk ak ñu liggéey di leen wax ne ñun nag ay doomu Tëngéej lañ seen i doom lañ seen i rakk lañ seen i jërbaat bu ñu sumbee dara pour xeex ko pour andi ko ci département bi pour ñun la pour yéen la pour génération yi di ñëw amaana li ñu namm ci projet bi amaana ñun ñii sax duñ ko fekkee yeneen génération ëllëg ñoom ñoo koy fekkee njëriñ yi siy judd emploi yi siy judd jafe-jafe yi muy saafara meññeenteef yi muy jur loolu rek moom mooy suñu engagement loolu moo tax ñu dugg ci di leen dénk suñu bopp di leen dénk projet bi di leen wax ne eaux usées bi ak problème environnement ak assainissement sonal na Rufisque surtout nag ñu nekk fii nii au niveau de Diop ndaxte point bi ñu nekk la am na ci jafe-jafe yi ay kër yoo xamante ni am nañ jafe-jafe ci branchement wu ONAS bi loolu gis nañ ko ci suñu ay saytu te xam nañ am na ay jafe-jafe ci li nga xamante ni noonu la quartier bi positionné wu ci point bas ba lépp lu ñuy déverser tey ci Tëngéej dafay ñëw ci ñoom mu nekk ay contacts yoo xamante ni dañ koy def ak eaux usées yi environnement bi daal di dégradé wu mu mën a andi problème santé mën a andi problème économique mën a tàddeel lu bëri ndegeteen taataa ndox yi am na njëriñ bu si mën a judd njëriñ bu si mën a judd nag mën na doon demaat ba doonaat énergie mën na demaat ba doonaat ndox mu sell boo xamante mën nga koo utiliser ci maraîchage mën na demaat ba doonaat aussi biogaz mooy gaz yi ñuy utiliser ci kër yi au-delà de cela sax même fosse septique yi nga xamante ñoom la nekk ci kër yi am na nu ñu koy connecté am na nu ñu koy liggéeyee nit dootul soxla sax dem ci boutique ba jëndi gaz loolu nag xam-xam la loolu liggéey la loolu collaboration ñu ngi leen di woo di leen wax ne comme ni ñu koy waxee woon fan yële bi ñu fi ñëwaat comme ni ñu koy waxaatee tey ñun de jël nañu suñu bopp dénk leen ndaxte bu ñu ñëwee ci gox bii di liggéey ñu ak yéen ñoo bokk seen i doom lañ seen i rakk lañ seen i jërbaat lañ la ñuy liggéey nag pour askan bi la pour njëriñu askan bi amaana ñun ñii horizon différent lañ jóge kee mu ngi jóge Tivaouane Peulh kee mu ngi jóge Diamniadio kee mu ngi jóge Arafat waaye ñun tey biir Jokkul lañ bokk waaye ñun tey jafe-jafe Jokkul moom lañ bëgg saafara waaye ñun tey jafe-jafe Tëngéej moom lañu bëgg saafara donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm
di leen wax ne jëlaat nañu suñu bopp ak suñu ay yéene ak suñu ay doole ak suñu ay xalaat jébbal leen ko fas yéene doon seen ay taalibe lépp loo leen ñu wax ci biir koñ bi noonu la ñuy dox lépp loo leen ñu wax ci biir dëkk bi noonu la ñuy doxee ndaxte kat amaana la ñuy dox nii muy problème mu assainissement wu Tëngéej am na ñu fi toog mag ñu foofu doon ay kilifa am expérience liggéey ci loo xamante ñun liggéeyuñu ñàkk ci loo xamante ñun ñàkkuñu ko tey nag ñun en tant que ndaw récompense boobu moom la ñuy compenser moo tax ñuy góorgóorlu pour taxaw leen moo tax ñuy góorgóorlu pour taxaw askan wi. damay ñëw directement man wax ci biir solution bi mooy que ni ndox mi nga xamante ni ñun ñoo koy génnee suñu biir kër lan la ñu mën a indi daal ndox mi nga xamante ni boo usé lañ ko tuddee mooy ndox mi di jaar ci canal bi ñu xoolee Tëngéej bi mu bindoo boo xoolee nii la def boo nekkee Arafat boo taxawee da ngay seen géej kon déversement la kon Tëngéej xam nañ ni que bu ñu defee système de drainage boo xam ni dafay duggee depuis Daaru Rahman dafa war a mën a ñëw mais lépp fan lay déversé wu biir jokkul mais est-ce que ndox moomu après am na fa mu jëm amul njeexital léegi bu fekkee amul njeexital ak tamit waa jokkul ñu fi dëkk bu fekkee ñoom amuñu connexion boobu ñoom lan la leen mën a jural dara léegi ci loolu nag ñun ci la ñu jural ñu am benn xalaat mooy comme dëgg la ñu ko suñu problème bu wax lenn la mooy eaux usées léegi ñu ne lan lañ ciy def ñu ne benn solution lañu am eaux usées yooyu noonu dañ ci bëgg a def lan ñu ne projet bi ñu ci am ñun solution bi ñu ci bëgg a apporter mooy insuffisance dans la gestion des eaux usées léegi nag dañ ko bëgg a def en transformer cette eau usée là en énergie thermique énergie thermique nag bu ñu ko waxee mooy que mën nañ ci am électricité mooy courant bi ñuy utiliser si biir kër yi mooy que solution bi bu taxawee dinañu wàññi fii nga xam ne foofu lañ ko bëgg a njëkk a taxaw foofu noonu courant bi tey yàlla moom ñu si dimbali moom lañ koy njëkk a utiliser énergie thermique boobu mën nañ ci am gaz tamit gaz bi ñuy taalee ci biir kër yi suñu yaayee di ko utiliser moom tamit mën nañ koo utiliser ci te loolu tamit mu ngi jógewaat ci biir eau usée. li ñu doon wax depuis le début mooy que ni procédure eau usée en énergie thermique boobu moom la ñuy ñëw wane fii nii léegi ndox mi moo nekk nii ak gis nañ aussi fumier bi moo nekk nii léegi fumier bi autant pour moi léegi moom la ñuy boolee ak ndox mi fumier bi la ñuy boole ak ndox mi pour contenir ko ci bouteille bi léegi bu boobaa loolu ni muy demee ci bouteille bi fii nii damay am benn lantinoor buy nekk fii lantinoor bi moo may permettre bu ma jëlee fumier bi ak ndox bi mélanger ko dafay mel ni pâte moom laay sotti ci biir moom laa recueillir nii léegi nag ci foofu damay am benn tube à effet tuyau bi nii moo may permettre après pour une fois méthanisation bi am moom mooy recueillir le gaz pour gaz bi mën a génn léegi ci foofu damay am fii tamit benn coude bu ma génnee fii benn coude lay doon nii pour juste que une fois bu ma taalee fii bu ñëwee coude bi dama koy branché ci benn bouteille 1 litre juste bu ko defee day refroidir bu ñëwee moom mooy doon refroidisseur bi pour boo taalee fii su tàkkee mu bañ a def mu bañ a exploser voilà mu bañ a def boum léegi nag ci foofu dafay am tamit beneen tube bu ma génnee fii pour recueillir lii parce que lu mu gën di fees li ma ko def buy gën di méthaniser wu procédure boobu buy am buy fermenté wu di bouteille bi day gonfler léegi buy gonfler day jël volume léegi volume boobu li muy génne déchets yooyu noonu dama koy génnee fii nii dafa am fu déchets yi di génne voilà moom lay doon léegi nag ci loolu su ma paree tuyau bii nii moom mooy permettre pour recueillir le gaz léegi nag lii nii daf may servir comme robinet juste que daf may tijji comme tëj su ma neexee ma tijji gaz bi ça sort su ma tëjee mu tëji léegi ci lii procédure bi nii boo ko continuer yóbbu ko nii moom ngay alimenter ci kër gi jusqu'au cuisinière da nga koy brancher rek comme tey maire yi ñuy utiliser ci ngénte da ngay gis maire yi gaz yooyu ñuy utiliser ci ngénte fourneau gaz yi voilà léegi dafay ànd ak benn tuyau ni tuyau boobu noonu boo ko jëlee nga branché ko fii ma remplacer tuyau boobu ma coupé ko ma def ko jonction fii nii su ma ko taalee dafay tàkk flamme ngay gis gaz bi mooy génn foofu noonu léegi ndox eau usée boobu tamit aussi bii ndox mii nii tamit mën nañu serviraat leneen parce que ci kër gi lay jógee mais day delluwaat ci kër gi parce que lan micro jardinage dañ koy def si biir kër yi suñu biir kër yi micro jardinage tey da ngay am sa dal nga dem def foofu parce que dañuy wax emploi liggéey la encore parce que moo tax kon ndox eau usée yi nii dañ ciy faj lan jàngoro bi faj ci tamit faj ci liggéey indi ci tamit saafara pour kii nga xam ne solution wu suñu kër yi nga xam ne dañoo am problème mu électricité gaz loolu yëpp mën nañ ko cee am. bi nga ñëwee ce matin ngeen exposé fi devant la population dañu rafetlu idée bi bon seen léegi nii sax soxna si mu ngi koy waxaat soirée parce que nee ndox mi ñun ñoo ko fiy def war ñu ko bàyyi muy dem si géej gi pour yenn raison parce que bu demee si géej gi suñuy doom ñoo si sangu suñuy rak maladie yaa ngi expo taxaw
en plus jën yi mën nañ daw parce que si c'est toxique da leen daax te fii ñëpp si géej boo xoolee mooy seen première activité donc lu mel nii dañ koy rafetlu ni ngeen koy expliquer nii aussi xel nangu na ko dina yëm ñu bëri mais bu fekkee ni ñu ko waxee nii xel dina ko nangu donc ñu réitéré remerciement yi di leen encouragé te di ñaan yàlla li ngeen fi indi tey jii nii mu am benn suivi. ay ca waa Géejawaay ñu xooli lu waa Marouba Fall di job. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di rafetlu jotaay bi di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di jéggalu itam ci teewaay bi parce que tamit ak fii réew mi toll ku nekk am nga yitte yoo war a doxi mais ngeen bàyyi ko pour ñëw teewlu li nga xamante ni moom lañ bëgg a partager ak yéen. ñun ñi ñëpp ñu ngi nekk benn équipe ñu bëgg leen a wax ci suñu projet bi nga xamante ni moom lañ bëgg a développer fii ci biir Géejawaay tuddee ko solution moo ngi tudd mënal nag moo ngi nekk benn dispositif de capacitation pour jeunes yi nga xamante ni dañoo am 18 ba 35 ans. mënal nag muy suñu yaay yeeg suñu xale yi yëpp lañ ciy boole ndax tey dañuy comme ni ko sama naataango bi waxee am na li ñuy wax entreprise formelle am na entreprise boo xam ne c'est informel. alors ñun tey dañoo ñëw indi solution boo xam ne dañoo indi benn plateforme boo xam ne dafay nekk physique ba pare nekk plateforme boo xam ne tamit day nekk plateforme boo xamante ni tamit si internet bi la physique bi maanaam ci genre CDEPS yi ngeen di ñëw di waxtaan ak yéen ngeen xam fan ngeen di jaar ba mënal jàppale leen parce que ngeen am seen liggéey te doo leen sonn. naka la ñu bëgg a doxalee mënal ndaxte gis nañ que ni am na ndaw boo xamante ni jàng na am na ndaw boo xamante tamit jàngul si kaw loolu tamit am na entreprise yoo xamante tamit ñoom am nañ seen i këyit am nañ seen i formalisé nañu am entreprise yoo xamante tamit ñoom amuñu ay këyit léegi ñooñu la ñu bëgg a lëkkaloo seen biir léegi ci ndaw boo xamante ni jot na jàng wala jotul jàng plateforme comme ni ñu ko waxee dafa am benn boo xam ne si wàllum internet bi la am xam physique la ku jotul jàng kii day ñëw si suñu bërëb yoo xamante ni ñoo ngi fi ni si Géejawaay léegi ñoom bu ñu ñëwee dañuy jël seen tur enregistré leen laaj ne lan lañu bëgg a def comme formation bu ñu leen laajee comme lan lañu bëgg a def comme formation ñu xool ñoo xam jot nañ naka ñoom ak en partenariat lu si mel ni ay CREC wala benn centre de formation boo xamante ni si wàllum plomberie la wala électricité wala yi di mel. tailleur yi dañuy jàng première année ba deuxième ba troisième bu ñu amee diplôme pour di mën a am liggéey suñu bopp ba xam suñu ñëwee dinañu mën a jàppale ba ñu mën a am ku nekk sa liggéey bopp. Bon, merci sister. Donc tu as posé une pertinente question. Voilà, donc sa question mooy que ni yéen tailleur yi boo leen jàngee ba pare di ngeen am diplôme wala ba pare ndax mën nañ leen jàppale ñun mënal pour ngeen liggéey. Effectivement su fekkente ni yaa lieu que pour yokk la ay capacité pour nga mën a dem liggéey mënal dina la ko defal même su fekkente ni aussi dañ la war a mettre en rapport ak entreprise wala boo nga xamante ni tey jii boo fa demee di nga mën a liggéey. On vous rappelle que ni ñun dañuy liggéey ak ay partenaires yoo xamante ni tey jii ñoom ci suñu dispositif bi nga xamante ni c'est numérique dañ fay dugal seen ay profil dañuy def offre d'appel dañuy wax ni ñoom profil bii lañ soxla tel boo ñëwee mënal ñun tamit dinañ la mën a jàppale yow tamit nga mën a dugal sa profil ci biir dispositif boobu de ce fait ki la soxla ak yow mi ko soxla di ngeen dem ba def nii di nga mën a liggéey incha allah ak mënal. bon li ma ciy yokk rek mooy que ni nekkul sax di xaar ba nga pare sa troisième année pour ñu accompagner la mais moment bi nga commencé sa première année boo bokkee ci plateforme mënal bi dañ la mën a élaborer benn cheminement boo xam benn yoon boo xamante ni tey jii boo ci toppee di nga mën a atteindre sa objectif. parce que dañoo gis ni que ni boo nee def première année deuxième année troisième année ba pare bëgg a ñëw ci mënal boobaa tu perds du temps mais à la fois ngay def sa formation. Peut-être bien parallèlement tu peux prendre des cours yoo xamante ni ça pourra t'aider nga mën a def sa formation nu mu waree ba pare nga am ci résultat boo xam te ma nga ci doon xaar ndaxte képp koy jàng dafa mu bëgg mooy après bu paree mu am liggéey waaye mënal dafa lay accompagner par rapport ak sa objectif de formation nga mun ko atteindre. waaw kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañ trop ndax jot nañoo seeti waa consortium bàjjenu gox yeeg imam yeeg ak. ñi nga xam ne dañoo yor ay association de jeunesse te sax nag dig nañu dinañu jàppale accompagner ñu bu baax a baax waaye nag éliminatoire yaa ngi ñëw de te il faut ñu gaaw pare suñu plateforme bi ngir mën ko présenter le jour yi te xam nañ ni que du yomb de.
lii lañ leen indiloon tey moom puisque Doudou nekk fi waaye nag di ngeen ko gis ci lu dul yàgg ci plateau éliminatoire mooy lii di ñëw noonu te muy di réeku équipe bu gagné voix des jeunes année bii dina gagné ci lu tolloog 3 millions kan ci équipe bu Massamba Gueye bu Guédiawaye équipe Marouba Fall bu Guédiawaye équipe Pape Bouba Diop bu Rufisque équipe Mam Amadou Xot bu Kër Massar équipe Thione Seck bu Malika mooy gagné soo leen ko bëggee xam wéyandi leen di seetaan seen émission bi saafara seeni jafe-jafe voix des jeunes